Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto, sono Mor e vi sto parlando da Diourbel. Yarem, la mia città natale ragazzi. È da qui che lo Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, il venerato, ha vissuto per 15 anni. Quindi per 15 anni Diourbel è stata la capitale del muridismo. Diourbel ragazzi è una città che ha molto contribuito nello sviluppo del muridismo, perché si racconta che lo Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul da Thiène Jolof è arrivato qui a Diourbel il giorno 15 di gennaio 1912, poco prima della preghiera di Timis. Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ha vissuto qui a Diourbel con, con suoi famosi discepoli, tanti dei suoi famosi discepoli. Cheikh Ibra Fall, Sëñ Gaawaan, Sëñ Issa Ndiaye, Cheikh Issa Diène, Sëñ Bassirou Mbacké, che è anche figlio dello Cheikh, che ha scritto Minanul Baaxil Khadim, Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana, che ha scritto Irwaa'u Nabi, Serigne Mor Mbaye Cissé e tanti altri discepoli che hanno vissuto qui insieme a Diourbel con le Cheikh Ahmadou Bamba. Quindi Diourbel ragazzi è una città che ha molto contribuito per lo sviluppo del muridismo. Per 15 anni Diourbel è stata la capitale del muridismo. Si ricorda anche è qui a Diourbel che è nato Serigne Saliou Mbacké nel 1915. È da quella città benedetta che vi sto parlando e sono fiero e sono contento anche di parlarvi da qui. salaamaaleykum mbokk yi, maa ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax a baax. Man la seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr depuis Njaareem, comme niñ ko daan defee ci jamono yi yëpp rek, fépp fu ñu mën a nekk rek te am nañu tënkal mbokki taalibe yi muy li nga xamante ni bi mooy xew-xew yi mujj am ci Italie ak dogal yañ fay jël wala décision yi fay génn jëm ci askan wi, liggéeykat yi ak njaboot gi. Alors dinañ def tout ba eggee ko mbokki taalibe yi nekk Italie ak li ko wër. di sant mbokki taalibe yëpp nag fépp fu ñu mën a nekk ci Italie, di leen sant yéen ñëpp. alors xam ngeen ni gouvernement bi jamono ji jëpp ñoo ngi woon ci li ñuy wooyee crise di governo, ginnaaw bi nga xamante ne bi kii di Matteo Renzi ubbi woon ne crise bi te mu indi woon ay problème ba à la fin kii di il premier Conte donc fexe ba salvare il poltrone, donc continuer di nekk il premier italiano, ginnaaw bi nga xamante ne bi Sénat bi jox nañ ko donc fiducia ba 326 votes. ñu dem ci aussi caméra bi donc caméra bi jox nañ ko fiducia ba 326. ñu dem ci Sénat bi tamit ñu jox ko fiducia. xam ngeen ne lim am ci Sénat bi toll ci 156 votes, démb sax ñi ngi naan 158. donc majorité la boo xamante ne bi dina tax donc gouvernement bi du daanu, mais il fallait que ñu amoon 161 pour mën a am autonomie ak pouvoir boo xamante ni bi donc dara du ko mën a gàllankoor. donc kii di Conte sax xam le ne moom ñoo ngi liggéey ak Di Maio pour gën a alargaale donc la majorité, bu ko defee donc mën a am possibilité gouverner, kenn bañ leen a sonal. alors xam nga ne tamit loolu yàqu dara ci mesures yi nga xamante ne bii gouvernement italien mi ngi koy jël jëm ci décret yi, donc décret legge yi, indemnité yi ak amortizzatori sociali yi pour taxawu askan wi, liggéeykat yi donc ak imprese yi. xam ngeen ni Italia Viva donte ñoom ñoo déclenché crise bi, ñu woote nañu lo scostamento di bilancio bi nga xamante ne bi donc toll na ci 32 milliards di euro. te ministre bi yor wàllu économie ñu koy wax Roberto Galtieri bërki démb Sénat bi votel ko donc mu am ci majorité bu doy ngir xaalis boobu ñu mën koo débloquer financer li ñuy wooye donc il ristori quinto bi nga xamante ne bi gouvernement bi moo ko diggoon askan wi ci weeru janvier bi. ñuy njort ne balaa fin janvier bi décret boobu dinañ ko varaare, dina taxaw, bu ko defee donc IMS génne circulaire, mbokki taalibe yi mën a gaaw commencé def seen i demande ngir jot ci indemnité yooyu. alors li ñu leen di tënkal tey nag mooy xam ngeen ne il ristori cinque am na ñetti mesures yoo xamante ne bi mu ngi concerné liberi professionisti yi, lavoratori autonomi et col partita IVA. donc ñi nga xamante ni bi donc ñoo yor partita IVA, décret boobu donc bii di ñëw di nekk ristori cinque moom ñoom da leen cee cëral bu baax a baax. ndax buñ jëlee ci biir décret bi dina amaat bonus 1000 euros boo xamante ne bi sous forme de fondo perduto lay doon, boo xamante ni donc lavoratori autonome bi donc am na ci droit dugal ko. bii paa nag li ci bees mooy fondo perduto boobu laajatuñ ci ndax sa région dafa Rosso, dafa Giallo wala dafa arancione. laajatuñ ci tamit sa codice Ateco bokk na ci wala bokkatu ci. donc kon c'est sans distinction de codice Ateco, sans distinction de regione. amatut sa région daa zone wala daa Giallo, amatut codice Ateco, donc fondo perduto la per tutte le partite IVA. ginnaaw bi nga xamante ni donc am nañ réquisites yi, mën nañ koo laaj dugal ko, ñoom bokk nañ ci ristori cinque bi.
deuxième mesure pour partita IVA mooy li ñuy wooye il piano iskro. xam ngeen ne la Catalfo annoncé woon na ko ñu koy wooye donc l'indennità straordinaria continuità reddituale operative, nga xam ne donc benn genre cassa integrazione lay doon rek pour waa partita IVA yi te nee nañ loolu dina toll ci 250 ba 850 euros al mese per 6 mesi. Troisième mesure pour partita IVA mooy li ñuy woowe donc la décontribuzione fiscale, nga xam ne kii Di Maio annoncé woon na ko ak la Catalfo. donc partita IVA yi taxe yi ñu war a fay ci 2021 bi gouvernement bi dina leen ko jëlal en charge, donc ñu koy woowe donc année blanche per les partita IVA. donc benn taxe duñ ko fay ci 2021 ba fonds yi donc dégagé nañ ko pour mën leen soutenir ci taxe yi ñu waroon a verser ci 2021 bi ñoom donc gouvernement bi fayal leen ko, ginnaaw bi nga xamante ne bi ñoom it dinañ am fondo perduto boobu noonu mu toll ci 1000 euros te dina bokk ci décret ristori bi di ñëw. alors beneen mesure bi gën a am solo te bokkaat ci decreto ristori quinto bi di ñëw mooy li ñuy wooyee il blocco dei licenziamenti fino il 31 mars 2021. moom it ñëwaat na ci ristori cinque bi. beneen bi ci toppaat mooy li ñuy wooyee donc alors xam ngeen ne am na mesure boo xamante ne bi doon na ñëw ci décret yu bare bari ñu koy wax donc la cassa integrazione bii pas ci ristori cinque bi dinañ ko prolonger waat ba allargare waat ko ba mu toll ci 26 settimane. noonu la ko la ministra del lavoro xamle. donc cassa integrazione bi léegi jóge na ci 18 dem ba 8 semaines yi ñu ci yokkaat mu nekk 26 settimane, dina bokk ci ristori cinque bi di ñëw. beneen mesure bu gën a am solo it mooy reddito di cittadinanza. déficit budgétaire bi nga xamante ni bi toll na ci 32 milliards di euro dina permettre tamit ñu financer waat il reddito di cittadinanza pour 2021 bi yëpp. loolu il ministre dell'economia kii di Roberto Galtieri xamle na ko. beneen mesure bi gën a am solo mooy xam ngeen ne fan yi yëpp la Catalfo bi yor wàllu liggéey ak politique sociale doon na jokkoo ak ñi nga xamante ni bi donc ay syndicats lañ ak ay patronati ak ay ñoo xamante ni bi donc dañuy taxawu droit liggéeykat yi. fan yi yëpp ñoo ngi doon waxtaan ak moom ngir ristori cinque bi ñu dugal ci provvedimento bu ñuy wooyee proroga NASPI ba ministre bi ñuy wooyee la Catalfo xamle ne na jamono jii moom moo ngi liggéey ci loolu ngir décret ristori cinque bii di ñëw ñu dugal ci la proroga NASPI, maanaam yokkaatal ñi nga xamante ni bi seen NASPI daa jeexoon ñu yokkaatal leen ko. ñoo ngi njort nag mu nekk 2 mois wala mu nekk 4 mois, mais li am solo ba am solo mooy la Catalfo xam la ne ko ci ay pasam ne proroga NASPI bi donc mi ngi def tout di liggéey pour ñu boole ko ci ristori cinque bi di ñëw, ginnaaw bi nga xamante ni bi ñu ko laaj bari nañ. alors mesure bi nga xamante ni bi nag amuñu ci certitude ñu koy wax donc la proroga per il rem di il reddito di emergenza. ba tey la Catalfo nee na ba tey moom ñu ngi ciy liggéey. xam ngeen ne Conte ci jamono jee passé rek waxoon na ne donc ristori cinque bi donc mi ngi ñëw ngir taxawu liggéeykat yi, famille ak imprese yi. donc buñ nee famille rek dañuy njort ne kon reddito di emergenza mën na cee bokkaat pour ñu prolonger waat ko ci beneen 6e mois. donc ñi ngi ci am yaakaar. alors li nga xamante ne bi tamit ba tey moom la ñuy leeral ci ristori cinque bi mooy xam ngeen ne la ministra del lavoro temps yi yëpp moo ngi ci doon discuter. donc ñu koy wooye donc li ñuy wooye donc la réforme dei ammortizzatori sociali, maanaam amortizzatori sociali yi dañ koy réformer waat donc defaraat ko ba am beneen xeetu donc nu mu ñëwaat ñoo xamante ni bi donc dina gën a yaatu, dinañ ko gën a yaatal ngir ñi nga xamante ni bi jamono ji amuñu benn ammortizzatore social wala donc jëluñu benn bonus, donc ñu mën koo yaatal ban bokk ci. kii di la Catalfo moo ko xamle. alors buñ passé foofu dañ leen di waxal ci région bii di Sardegna. xam ngeen ne ay weer ci ginnaaw am na benn fondo bu ñu doon wooye fondo resisto te région Sardegna voté woon ko mu tolloon ci budget bi tolloon ci 63 millions yi ngir imprese yi, piccole e medie imprese, grandi imprese ak lavoratori wala lavoratrice con la partita IVA senza dipendenti. ñooñu xam ngeen ne mooy suñ mbokki taalibe yi nekk Sardegna ak li ko wër te yor partita IVA di jaay mbaa ñuy def artisan mbaa ñu yor seen imprese. région Sardegna dafa génne woon budget boobu pour
dimbale leen ko mu nekk benn genre subvention boo xamante ne bii ñi yor partita IVA la moo xam jigéen nga wala góor di ci liggéey di ci def vous compra wala commerçant di ci jaay. Donc région bi doon na la subventionné ba 4500 € ginnaaw bi nga xamante ne bii ci vidéo yi mujj yi waxoon nañ leen réquisites yi. Donc xam ngeen ne loolu gouvernement bi daf ko donc la région de Sardaigne daf koo dàqaat ginnaaw bi nga xamante ne bii le 30 décembre la ko annoncé woon dàqaat ko ba le 18 janvier 2021 bii pas aussi bande boobu suspendre nañ ko ba le 1er février 2021 noonu la ñëwaate ci site bi ñuy woowe Sardegna Lavoro.it. donc ñuy xamle mbokki taalibe yi dëkk Sardegna ak li ko wër fondo boobu ñuy woowe Resisto donc dàqaat nañ ko ba le 1er février 2021. fi ñuy jeexalee mooy SPID. xam ngeen ni SPID léegi lu mënta ñàkk la ci képp ku nekk Italie ak li ko wër. xam ngeen ne moom la ñuy woowe donc il sistema pubblico per l'identità digitale. donc code la boo xamante ni bi codice la boo xamante ni bi donc képp ku nekk Italie rek moo xam liggéeykat nga te am kayit wala jaaykat nga rek mënatoo koo ñàkk. xam nga ne léegi code PIN IMSI bi amatul, SPID bi moo remplacé lépp. donc moom moo lay dugal ci il sistema pubblico per l'identità digitale dell'amministrazione italiana. donc moo xam poste italiane la wala muy questura wala muy ci communes yi wala muy ASL wala muy agenzia dell'entrata wala muy site ministro dell'intero yooyu yëpp wala muy site IMSS. pour nga am fa accès il faut nga am li ñuy woowe SPID. SPID boobu nag office postale italien dañ cee génne benn circulaire bu bees barki démb di xamle ne jëratut kenn léegi ngay dem ci office postale yi di rang pour di wut li ñuy woowe SPID. léegi dañu gën a simplifier donc demande bi mooy poste italien nee na képp koo xamante ni bi rek da ngaa yittewoo SPID te amagoo ko mën ngaa jël numéro WhatsApp bii di 371 537 15 ngir boo enregistré numéro boobu ci sa téléphone rek dina am opérateur bu nekk en ligne bu la jël laaj la sa tur sa sant sa date de naissance sa résidence sa numéro kër sa CAP. de ce fait dina la jox rendez-vous automatique ci WhatsApp bi wax la jour ak heure bi ngay ñëw pour ñu defaral la SPID te doo taxaw di rang wala dara. ma répété waat numéro bi moo ngi nekk 371 537 15 kon jërëtut kenn dem poste di rang. SPID bi comme mënta ñàkk bépp mbokk taalibe bu ko amagut boo enregistré numéro WhatsApp boobu di nga am opérateur bu nekk en ligne bu lay laaj say date yi sa résidence sa tur noome koo ñoome ak sa numéro kër. de ce fait dina la jox rendez-vous directement ci WhatsApp bi nga mën a xam rendez-vous bi ngay dem poste ak heure bi ngir ñu defal la loolu ñuy woowe SPID. donc jërëtut ngeen di dem di rang ci office postale yi. alors xam ngeen ne daal mbokki taalibe yi jamono ji il decreto ristori quinto mooy li gën a fës ginnaaw bi nga xamante ni bi gouvernement bi à la grande majorité donc voté nañ li ñuy woowe lo scostamento di bilancio mu toll ci 32 milliards di euro. te kii di Roberto Galtieri yor wàllu économie italien xamle ko fonds yooyu nee na dina doy fii ba primavera ngir bu fekkee mesure yii nii anti Covid yi dafa continuer fonds yooyu tamit dinañ ko utiliser waat pour dimbalewaat askan wi liggéeykat yi laboratoire yi ak famille yi. noonu la ko Roberto Galtieri xamle ginnaaw bi nga xamante ne bi decreto ristori quinto bi dina indiwaat bonus 1000 euro per stagionale del turismo e dei stabilimenti termali intermittenti caricati alle vendite porta a porta, autonomi privi di partita IVA ak lavoratori del turismo a tempo determinato ak altri settori. ginnaaw bi nga xamante ne bi fondo perduto 1000 euro dina ñëwaat ba tey pour waa partita IVA. bonus 1000 euro bi aussi dinañ ko fayaat. proroga NASPI la signora Nunzia Catalfo nee na mi ngi ciy liggéey jamono ji bëgg na mu bokk ci décret ristori 5 bi. proroga reddito di emergenza it amaguñ ci lu ñu leer waaye jàpp nañ ne mooy ba tey mën na cee bokk ndax mesure la boo xamante ne bi famille yi ñoo ci doon dimbalikoo te kii di Conte nee na famille yi dinañ leen taxawu. kon daal mbokki taalibe yi ngeen jàpp ne loolu ñu leen tënkal mooy li gën a fës ci li nga xamante ne bi gouvernement bi ci lañ toll jamono yi ngir taxawal il ristori quinto nel fine gennaio. xam ngeen ne décret boobu balaa weeru janvier bee jeex dina taxaw mu dem in gazzetta ufficiale. bu demee in gazzetta ufficiale rek IMSS commencé génne circulaire ñi nga xamante ne bii amoon nañu ristori quartaire ñu fay leen ko automatique
ñi nga xamante ne bi moom jotuñu woon a def benn demande alors ñoom ñu mën a am réquisites yi ngir dem ci seen page IMSI def demande bi donc ñu mar leen koo fay. ngeen xam ne daal décret ristori quinto comme ni ko Galtieri xamle ak la signora Nunzia Catalfo ak il premier conte décret la boo xamante ne bii ngir tutelare imprese yi la partita IVA yi lavoratori autonomi yi stagionale yi ak imprese yi ak donc famille yi noonu la ko kii di Roberto Galtieri xamle. donc wax nañ leen mesures yooyu nga xamante ne bii ay mesures yoo xamante ni donc yuy bokk ci biir décret bi la en attendant ñuy xaar li ñuy woy donc la bozza del decreto nga xam ne ci biir semaine bi incha allah dinañ ko gën a détaillé waat gën koo leeral mbokk taalibe yi. ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Njaareem jërë ngeen jëf.